Mambay. Hadj Mansour maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Yacine maa ngi nuyu Siré nuyu Mambay nuyu Birahim. nuyu ziar El Hadj. Birahim noo def. sant nañ bu baax a baax. alhamdulilah. di leen fàttali suñuy plateforme digitale Sen TV Facebook l'officiel des médias l'officiel sur YouTube xam nga ni Alaaji rek a taxoon moo koy wax daal Alaaji. Yacine Star. Yacine. déggatuma ku ma ci toll. wala ngeen télécharger application des médias sur Play Store mbaa App Store. mbaa Ya Store wala Ya Store. voilà. ayca ñu leen di nuyu yéen ñi nga xam ne yéenay nekk au rendez-vous heure bi bu jotee rawatina sama mbokki moo li ni ma koy waxee saa su ne ñoom ci biir géej la ñu nekk di ñu suivre donc. gàcc ngaalaama yéen nuyu bu baax kon ñi nga xam ne rek looy réyaas sama mbokki mool yi wala gàcc ngaalaama ndax mën ngaa xiis bëgg nekk nga dem géej. ok sama mbokki mool yi maa ñoom ñoo dëkk nag da nga war a xam loolu ndax xam nga ñoo bokkaloon élémentaire ñu ci bëri ci biir géej gi la ñu ne day def di ñëw de. maam si li nga wax ñaaw na. chaque jour ma dem géej kay ñëwaat nuyu sama mbokki lébu yi voilà kon yaa ñu koy door ah. aywa yéen kay groupe des médias la tribune. dafa ñëw ci li ngeen doon wax tey jii mu mel ni kon Sénégal comme yaramu màggat foo ca daal day metti boolu jàmbat lu fees dell la ñu enu fépp di ay jàmbat nag foo sa teg sa tànk rek day metti Yacine bàyyi ree yi boo demee ci dem beex dikk bi tey oto amul transport en commun ñoom ñëpp dañu gaare seeni oto ndax jàmbat yi ñox na neen gis la ñuy jàmbat bokk na ci tracasserie yi ndax nee ñu mënuñu lu ñu daw rek versé ko policiers yi nga xam ne wala takk der yi nekk ci tali bi ba ñàkk ba nag nee nañu sax léegi bu ñuy xëy dañuy yoraale seen versement bi nga xam ne ñoom la ñu koy jox doog a mën a am jàmm ci kaw tali bi loolu bokk na si li ñuy jàmbat ak yeneen tracasserie yu nga xam ne ñu ngi koy jàmbat ci biir réew yi ak yeneen i jàmbat tamit ñoom waa transport yi kon nag tey ji dañu grève tey ak suba lay doon tey boo gisee tali bi mi ngi féex ba trafic news sax xam naa tey seen liggéey du bari jàngalekat yi waa CUSEMS ñoom it seen jàmbat yi seen boolu jàmbat laa ngi tege ba léegi yàgg na chaque année ñu woote fi wala sax ñu woote fi ay grève waaye terewul seen jàmbat li démb débrayage la ñu woote tey ji grève générale mu mel ni kon jàngalekat yi tey ji ñoom it ñu ngi grève ñeneen ñu grève muy étudiants yu nekk ci UVS Université virtuelle du Sénégal ñoom sax foofu ab xiifal la ñu woote maanaam yemuñu rek ci banque seen yoxo waaye dañu xiifal ndax li ñuy jàmbat panneau publicitaire yi ñoom it gis nga ñoom si ak jàmbat la ñu nekk bu dee ay jafe-jafe yu nga xam ne gis nañu ko jamono ji ci réewum Sénégal mu mel ni kon taalu tëw tàkk ñu koy ëppee boor bu ne ba tey ci yéen kay groupe des médias xam nga ne kon tey ji la ñu wax jour de vérité pour Barthélémy Dias procès en appel bi moom moo sàkkoon ci fàttali ñu tëggaat procès bi ñu woolu woon ko xam nga bi ñu ko wooloo bi passé nii mbooloo bi bi ñu ko uyjee yëngu-yëngal am na si ñoom Malick Gakou ma ca daanu ba ak ki nga xam ne moom moo di gis nañ fa Ousmane Sonko moom it ñoom ñëpp ñu Malick bu mu doon yëg Malick Gakou gisu leen ko ci vidéo bi muy yëg police bi dafa daanu waaw te mag du daanu nag loolu baaxul bi procès Barthélémy Dias mujj bi nii gisoo ko woon vidéo gisuma ko après naa la ko woon wala kii bu ko gisee bu fekkee gis ngeen ko après ngeen ñëw gisee ngeen may ñu bi muy yëg si kiiw policier dafa jéllu wala baaxul maa ngi daanu dafa xam daanu na ndeysaan lacrymogène yi baaxul ci mag mu ngoog kon nag tey jii nag ñu ne jour de vérité moom Barthélémy Dias dana wuy ji dafa waxoon ne du wuy ji waaye finalement dana dem wuy ji moom Barthélémy Dias foofee sa yëmbal nord ndax xam ngeen ne kon candidat bu gëm sa bopp lu toll ci fukk ak ñeent ci ay groupement de femmes la ñu jël ci ki nga xam ne rek moom mooy maire ba di Daouda Ndiaye foofee sa yëmbal nord am satu sa Sidibé ba tey ci yéen kay groupe des médias violence bi ñu ne mekk ci arène politique bi joxe na fa nag ab xibaar mu ne ndax xam ngeen ne kon bëri na fii ci réewum Sénégal ay assassinat yu nga xam ne nii dañu ko nëppal moom ci boppam moom moo koo xamle Amsatou Sow Sidibé Birahim Seck forum civil nee na mi ngi jox yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci président Macky Sall di ko xamal ne kon nag jamono ji askan wi si boppam ñoo sonn ci politiciens yi seen doxalin bi signalé jëm gauche signalé droite ñoom ci boppam askan wi ñoo sonn ci loolu mu mel ni kon nag yéenekaay bi xëy na ca wax ca ñu àddu jëmale ci président Macky Sall ak nag réhabilitation bi nga xam ne ñu ngi ko bëgg a def ci Karim Meïssa Wade ak Khalifa Sall nee na nag jamono ji yëpp ay pexele yu mu teg rek ngir nag gën a dëggal boppam ci réew mi loolu nag waa taxaw moom nee na ñu fu mu nekk nii balaa ñu koo gëm dañu ko gis waaye nag waa parti démocratique sénégalais yooyu ñu ci yàbbiw ñu si nangu ñu ci andi ay wax yu nga xam ne wala sax ay leeral joxe si seen xalaat Vox Populi dafa ñëw ci lu doy waar lu am c'est stade Scat Urbam
ab soxna la bu jam ay seexam ba noppi it jubal ci li nga xam ne moom mooy yaay ja moom nag nee nañu kon xel ma dafa des bu yëngal jagawayu ko moom soxna soo see nekk C4 urbain Barthélémy Dias procès en affaire bi jëm ci mbiru Ndiaga Diouf tey jii la nee nañ nag mën nañu citer Macky Sall ni ab témoin lépp nag si fàttali tamit démb ba Barthélémy Dias mi ngi doon amal ak doxantoom sa Médina doxantu la doon def sa koñu Bamba Fall moom Barthélémy Dias amal na fa doxantoom géej gi débordewul dara yënguwul doxantu na daal delluwaat te tey ji nag xëj na dana doxantu ba tribunal ba ngir wuy ji grève transporteurs yi ak jafe-jafe yi nga xam ne usagers yi ñu ngi koy jànkonteel tey ji ñu si bëri tey ji yaakaar naa ne pour ñu dem liggéey dana jafe lool di nga gis ñu si profité xëccaat mbàjj mi sànguwaat ndax yow fajar gi rek xam nga ok prétexte la duñ ci jax ut pexe dañuy xëccaat seen bàjj rek sànguwaat ñu jëm ci cherté location bi ñi nga xam ne ñooy courtier ak ñu mel démb dañu amal janox taskatu xibaar yi nee nañu nag li ñuy joxoñ baaraam mooy foncier bi ni mu chéré financement yi jëm ci projet immobilier yi jotuñu si fiscalité bi ay jafe-jafe la nguur gi buy seet lan mooy yokk location bi naka seet ci boor boobu waaye pas si ñoom Antoine Félix Diome mu ngay nag dànxaafu takkadeer yi moom policier di leen xamal ne kon nag ak yelleefu askan wa nga xam ne ñoom la ñu war a aar dootuñu seetaan di nangu ñu leen di buntu xataa wala ñu koy salfaañe mooy bavure policière yi nga xam ne yenn saa yi dañ ciy joxoñ baaraam pont bu Rosso démb diggante ñaari njiitu réew yi président Macky Sall ak bu Mauritanie mujj nañu signé xaatim ba noppi lu jëmmaal li nga xam ne mooy ndorteelu liggéey ba pont boobu nag bés bu taxawee dina yombal diggante ñaari réew yi jokkalante gi loolu yëpp mën na ci andi surtout rawatina ci wàllum koom dana ko dooleel Sud Quotidien procès d'appel bu Barthélémy Dias tey jii lépp ngi ne tekk nag fii ñu ngi aj nooy yi tey jii si mercredi fii ci diwaanu Ndakaaru ñu bëri nag di am lu ñu si ragal mais alhamdulilah ñëpp di na xel daal dina dem wuy ji ñu def lu ñu àtte ji joxe verdict bi et puis ku nekkaat si say activité lancement officiel bu travaux pont bu Rosso démb la woon ci diggante président Macky Sall ak Ghazouani président bu ki nga xam ne rek moom mooy bu Mauritanie loolu démb la woon lañu ko jëmmaal xaatim nañu ñaari réew yi jëm ci tolluwaay mbas mi ak variant bu yees bi nga xam ne moom moo génne ca Afrique du Sud Sénégal nag jël nañ ci ay matukaayam dàbbaliwaat na kuréel gi nga xam ne moom la taxawoon ngir gérer épidémie bi réactivé waat na ko jëlaat yenn dispositifs yi ngir nag askan wi mën a mucc ci variant boobee ndax nag bu ñu fàtte ne weeru décembre la ñu nekk dafay xaw a sedd te genre yooyu mën nañ ci gën a am doole kon nag Sénégal jël na ay matukaayam dañuy faral di wax fegu moo gën faju source a dafa ñëw ci yenn politiciens yi xam ngeen ne buñ tolloo fii si campagne bi seen meeting yeex yenn caravane yeex yooyu wayu jàmbur yi la ñuy jël suñu musiciens yi kon nag ñooñu am na lu ñu leen war a jox lu ñu leen war a fay 2012 ba léegi si présidentielle bi bëri na ci ay musiciens yu topp ci ginnaaw ay politiciens ngir ñu fay leen seen xaalis te France daal di xëddeen duñ leen fay loolu ñaaw na de. nee nañ 2012 Moustapha Niass Ousmane Tanor Dieng ak Idrissa Seck kese ñoom ñoo fay mais benn ci ay artiste am na si koo xam ne benn musicien boo xam ne dafa dem ci benn homme politique di ko laaj xaalisam mu dal ci kawam buntu xataal ko te ba léegi waa SODAV. mbaa néew ko wayloowuma la rek. waaw mais en réalité. waru ko mais non en réalité du musicien moo war a ñëw laaj xaalis bi SODAV moo war a régler loolu. moo tax SODAV mi ngi def bu fekkee musicien bi dafa traité directement ak politicien bi nag mu defal ko single am na fi am ñoo xam ne dañuy traité directement ak politicien bi ñu defal la single mais boo paree kay xanaa di nga jaar kees. waaw mais ça dépend. quel soit alpha SODAV moo war a intervenir. voilà moo war a intervenir parce que bu fekkee moom day utiliser œuvre bi à usage public SODAV daf yi am yi quel que soit nag la nature de contrat ñoom bi ñu signé quoi. en tout cas SODAV démarré na li nga xam ne mooy médiation yi ngir nag ñu mën leen a fay xam nga ñoo ngi fàttaliku góor gi dolli ñu bu. Pape Cheikh xam nga ne ko góor gi seetaanu leen. du ñàkk ne am góor gi am na nu mu def ak ñoom Amadou Ba Seydou Gueye Aboubacar Sadiq Bey bëri na ci ñu nga xam ne nii ñoom ñoo ànd ak Abdoulaye Diouf Sarr dem seeti ji waa UNACOIS ba tey ci jongante googu xam ne Abdoulaye Diouf Sarr instant bi mi ngi yokk dooleem ci diwaanu Ndakaaru lii siré si di bañ a dégg comme moom tànn na ba noppi Soxam Wardini moom la samp fii ci Dakar ñu àddu jëmale ci cours de théâtre la ñu ko tuddee lu nga xam ne ni moom moo xew sa Podor tête de liste bi moom libéral la PDS la bokk waaye lu toll ci 30 ci ay conseil ñoo ko wan gannaaw fi ñu toll nii moom Souleymane Sow dem dugg ji Benno Bokk Yaakaar ñoom ñëpp dem nañu
fu mu nekk moom dafa wéet dana dung fu mu nekk nii moom kese sama ne dafa kenn boog ma dindi baatu dung bi. ndax kenn waaw dafa kenn boog c'est que Yacine di boppam sama waxee pourtant xuma gros mot de dafa kenn. ah kenn. baax na de dafa kenn. baax na de. baatu dung bi. gars yi déggatul wala fekk. dafa kenn. Tivaouane Peulh bilan bu maire ba ci boppam Papis Diop ñu bëri dañ ko ñaawlu ndax nee nañu wax fa dëgg ne yàlla def fa dara Tivaouane Peulh kenn xamul lu muy nuru. fu mu nekk nii na leen Papis Diop abal du samay kàddu askan wa ci boppam ñoom ñoo ko wax en tout cas bilan ba am na ñu ko joxoñ baaraam mais nuyu baax sa Tivaouane Peulh kii di Sissoko borom mon pays mon avenir. L'As quotidien dafa ñëw ci Ismaïla Madior Fall candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar sa Tëngéej waaye nag jamono ji li ñu ko dénk moo di mu raxas réseaux sociaux yi saaga yeex ña nga xam ne ñooy làqatu si ginnaaw seen profil di am ñu ñuy jéem a yàq. moom ci boppam la ñu dénk loolu ngir nag mu raxas ko moom Ismaïla Madior Fall kon nag mission baa ngoog tegu ci loxoom variant Omicron mu mel ni kon nag Sénégal jamono ji alerte maximale la nekk ndax nag soriwul de mi ngi Afrique du Sud kon donc mi ngi ci Afrique Sénégal mi ngi ci Afrique nañu moytu bu baax 4e vague ndax lu nekk xaj na ci en tout cas professeur Moussa Seydi moom moo ci doon wax ak nag matukaay yi nga xam ne jël nañu ko ma jeexaleex Dakar Dem Dikk jamono ji société de transport public bi dafa nekk ci crise waaye dafa am lu ma jaaxal siège yu Dakar Dem Dikk moo nekk fii wala mi ngi nekk Point E parce que dama fa romb gis fa ñu mel ni ku taf foofu siège yu Dakar Dem Dikk lu yees en face commissariat bi taxuñu fi mën nañu fa yóbbu ay bureau dañ fa yóbbu ay bureau mën naa am ay bureau mën naa am amu ci certitude bi nekk fii laa xam bi nekk fii nii mooy fi ñoo xam ne ñu jaay genn wàll fële yoonu Wakaam dépôt la bureau yi moo nekk fii côté Sacré-Cœur si rond-point bi waaw kon Point E lu ñu ñaari échangeur non il faut ma lijjanti xool lu ñu waa Dakar Dem Dikk di def sa Point E foofu Sacré-Cœur je pense qu'ils ont déménagé de là-bas ñu ngi Point E en face commissariat bi côté boobu je pense non il faut ma lijjanti loolu waaw dañ leen ko luyee wala fagata dem maam nga xam ne lay lijjanti lu tax bus yi bareetul Dakar Dem Dikk lu tax ñu nekk ci crise nañ ñu jox explication loolu tam dañ koy lijjanti ba pare benn bis balaa mu ñëw balaa beneen bee ñëwati yàlla xam yàlla baax na dinañ ci saafara en tout cas Dem Dikk bi tey ji gars yi dañoo nekk ci grève kon nag Dakar demul Dakar dikkul jaajëf Yaas 8h aywa pare nga c'est bien tu as fait des efforts considérables quand même à 8h01 waaw ñëwal ma ñëw waaw il paraît que dañu déménager ñi ngi Point E léegi Point E voilà fa nga leen romb foofu la ñu déménager léegi waa seen siège bi nag xaw ma ndax ñu ngi foofu ne nekkatuñu dépôt bi bis yaa fay nekk bis ñoo fay nekk waaw kon ñoom am nañu xaalis bi utaal beneen siège bis yaa fay nekk loolu il faut ñu lijjanti mi ngi noonu si waaw mooy loolu tout à fait Yaas syndicat bi yónnee nañu ma message waaw nee nañ ma xamal la ni samp nañ ma pour 2024 mooy góorgóorlu pour présidentielle yi góorgóorlu yi dañuy jël réew mi Siré ku la fal ci réew mi mbaa doo ko def salsa non duñ ko def salsa de mais ndóol gi dina wàññeeku yëf yi dana jaar yoon charte des assises moom la ñuy jël teg ko fi yu bëri yu am ci réew mi dana soppiku incha allah en tout cas góorgóor yi jaa ngeen jëf mi ngi noonu jërëjëf merci beaucoup Siré day samp ndëndam pour présidentielle 2020 au nom des góorgóorlu waaw très bien merci beaucoup Siré ñëw wéyeen di ak suñu xibaaru suba si ànd ak Hadj Mansour si titre yi Rahim Diadji Touré moom Mbaye Ndiaye léegi lay doon incha allah yéen a ngi seetaan seen TV di déglu Zik FM asalaamaaleykum Mame Mbaye ci xibaaru Dakar Dem Dikk bi la ñuy fay ci location ca fa ñu toxu daanaka jigéen fukki million weer bu nekk Barthélémy Dias tey jii lay wuyu ci kanamu àttekat bi bisub dëgg la kon candidat wu Yewwi Askan Wi ci mairie bu Ndakaaru dañu woon di wuy ji ginnaaw bi mu ni dana wuy ji dossier ba nag yaakamti na mu jeex jamono ji ma nga jeexee taloo ca neex bi ya ko songi woon ci maireem bal tàkk fa Ndiaga Diouf faatu fa dinañ ci dellu soit dinañ wax ci wàllu transport tey jii ci suba ñuy transporter nit ñi dañoo banque seen loxo donte dëkk bi bari na lool ay wata syndicaliste yooyee nii na leen police yi di sonale ci yoon bi ak itam nguur gi respecté wu li engagement mooy li tax ñu yëglu ngir fàttali kilifa yi seen ay kaddu dañu annoncé woon ñaari fan ginnaaw bi benn fan la ñu ni moom lay doon dinañ wax itam ci li nga xam ni mu tënku rek ci cherté gi am ci luwaay bi ñi di courtier yi xanaa dañoo bëgg a seetal seen der ni nguur gi na assumer responsabilité am na ci part de responsabilité bu am
am solo décortiqué nañu lan moo tax njëgu location bi ak lu tënk ci immobilier cher ci Sénégal. sport nañ ci ànd ak Baye Ma Anta Mboup yéen kay mantu lay ci mu doy faram fàcce gi Mambey Ndiaye lay doon. Voici Trafic News. aywa Papa Alé. allo oui Yacine. ça va. ça va bien. foo toll. voilà merci beaucoup sur la VDN Yacine di wax ne woote yu takku leen lool doore ko nag l'échangeur bu foire Sénégal Japon jusqu'à cimetière Saint-Lazare foofu woote yu bëri ñoo fa nekk ba tax na daal lu ko waral nag bokk na ci benn woto bi nga xam ne dafa pand bu ngeen wàcc pont cimetière Saint-Lazare ba tax na si ginnaaw yéex na lool wante nag bu ngeen dépassé cimetière Saint-Lazare la voie est complètement dégagée doore ko nag l'échangeur Sacré-Cœur daal di wutili cité Kër Gorgui foofu lay amul jafe-jafe d'autres endroits signalés cette fois-ci ñi nga xam ne ni ñoo choisir l'ancienne piste vers Ouakam laata ngeen am accès au niveau du rond-point Cheikh Béthio foofu la aussi yéex na lool ndànk ngeen circuler par contre sur le côté opposé maanaam ñi nga xam ne ñoo bëgg a dem du côté Boulangerie Jaune foofu la moom amul benn jafe-jafe ça circule tranquille mais di rappeler aussi sànq rek que nous sommes passés sur les allées du Camp-Pénal foofu la aussi c'est pas difficile seulement rek tout autour du rond-point Cyprès moom quelques ralentissements yaa ci sekk. C'était Trafic News. si Papa Alé ba si kanam aywa Mambey. waaye ca kon ñu bàyyi la nga dem jëli café. waaw nga dem dolliwaat. le député du peuple moom la ñuy àndal waxtaan wi wax nag Birahim Diadji Touré El Hadj faw après ñu xoolaat dossier waa Dakar Dem Dikk parce que foofu noonu il faut ñu lijjanti ko parce que man dama ko romb rek dama mel noonu ah. il faut fu mu engagé parce que. non amee. da ngay xool gestion réew mi ñu ko dénk ni ñu koy doxalee. nga am ci droit de regard bu jaaduwul nga ni jaaduwul mënuñu am li fi manque ci ay bis ñu lu yeneen bureau yoo xam ni ay bureau daa cher lool na waar na il faut ñu gëstu loolu ay ñu door ko ni ñu ko waxee tout à l'heure jëm ci wàllu dem beex dëkk bi transporteurs yi tey dañu nekk ci ab grève bi 0 heure jotee la ñu rek gaare seen i oto ñoom ñëpp boo génnee ci tali bi tali baa ngi féex grève bi dana réduire très fortement la mobilité et comme dañoo nekk ci jamonoy opération après opération Mbaam Xuux notre syndicat des góorgóorlu góor góorgóorlu jigéen va lancer l'opération Yóbbaale donc on a demandé à la solidarité des particuliers et des Sénégalais lu ñu ci waaye mën a jàpp rek mu jàpp ci effectivement par rapport ak laaj bi nga ma laaj xam nga mobilité moom c'est le premier intrant même en termes de développement économique tey jii man su ma yoroon xaalis war a investir ci li may njëkk a investir mooy la mobilité les infrastructures loolu Ablaye Wade théorisé na ko ba teg na ko quoi parce que am na solo léegi beneen bi aussi da ngay gis ni daanaka fépp moo am problème soo xoolee UVS étudiants yi aussi ñii ngi grève te xam nga bu ñu demee ba UVS le modèle UVS grève di fa mën a am rek kon ça veut dire que li fi Mary Teuw Niane defoon daanaka ñu ngi koy bëgg a yàq quoi parce que en réalité le modèle même devrait nous faire sortir carrément de ces grèves cycliques là il y a eu des retards dans la construction des ENO il y a eu des retards dans la montée en puissance de ce formidable outil là qu'on appelle les universités virtuelles affaire panneaux yi là moom c'est beaucoup plus regrettable xam nga tey jii dañu nekk ci contexte décentralisation nga xam ni maire yi source de revenu la mooy affaire publicité yi mais état bi bis bu demee ba ni day daaneel panneau yi li mu war a njëkk a def mooy indemniser gars yooyu parce que ñooñu souvent du rek panneau yi nañu bëgg a dindi de mais dañu wax ni ñoom même yenn kiosques yi yoo xam ne dañu nekk ci yenn artères yi yenn commerce yi yu nekk ci benn artères yi dañuy ñëw daaneel ko te amuñu droit daaneel ko état bi xam nga lu tax parce que ñooñu toogee wuñ fa seen bakkanu bopp dañoo dem mairie wàccoog mairie fay leen mairie jox leen autorisation légale kon donc ñoom état bi su leen bëggee dara dafa war a jaar ci mairie mais mënuloo fekk benn waay ju ma joxe benn exemple rek mënuloo fekk benn waay ju ñëw dem mairie fay li muy fay ñu jox ko autorisation mu ñëw investir presque 2 millions 3 millions ci benn place am yow nga jóge feneen rek jóge sa caterpillar rek ñëw daw teggi ko dem quoi au nom de quel pays nous sommes et d'autant li gën a grave mooy ce qui se suscite derrière mooy gars yi coono bi ñuy def askan bi yëpp paraît-il hein c'est encore à vérifier que Simipol pour solal Jean-Pierre la nar a nekk quoi ça veut dire que c'est des parties stratégiques am ñu ko soxla
ñu bëgg leen faa jëlee bu ñu demee ba ci digg bi dem jox ko ñeneen mais en tout cas askan bi ñu ngi dem en tout cas fi mu toll nii moom j'ai même envie de dire que il faut que góorgóorlu yi préparer tamit parce que fii ku fi falu rek góorgóor yi la fal. waaw te comme ñoo góorgóor yi ñoom dañuy fale ba pare après ñu fàtte leen 2024 moom il faut que ñu jéem a organiser wu jël kenn ci ñun ci góorgóorlu yi samp ndëndëm quoi. parce que yow lay doon. kenn ci ñun waaw war naa waaw bu ko jaree sax kii mais daal en tout cas góorgóorlu yi moom ñoom nañ jël seen destin en main parce que fii moom ku fi falu ñoom ñoo la fal. léegi nag comme dañuy fal gars yi pare ñu leen di fàtte ñoom góorgóorlu yi nañu fal seen bopp quoi en tout cas góorgóorlu góor yi ak góorgóorlu jigéen yi on se prépare pour 2024. dëkk bi jaxasoo na trop.